som rek mais ñu am ko ci suuf quoi waaw mu ko baax na yëpp salaamaaleykum Sénégal Africa Casamance Ziguinchor génération hip hop ba léegi moom ngeen di gis muy topp artistes yi aussi tamit on a jugé nécessaire que ni tamit du artiste kese parce que artiste bi aussi tamit bu produire am na fi nga xamante ni tey ji foofu la jaar ba produire moo xam single la wala album lépp je veux faire allusion ak studio yi nga xamante ni ñoo nekk sur place di def liggéey bu taaru boobu noonu nekk ci gembe fii aussi tamit di jàppale artistes yi jàppale hip hop bi en général parce que mënoo ne artiste te waxoo côté son mënoo ne artiste waxoo côté technique boobu noonu nga xamante ni am na ñi ci nekk di ci concentré wu guddeeg bëccëg tey nag ñi ngi ci benn grand lay wax parce que magum la ci game bi aussi tamit pilier la ci game bi old school la comme ni ko gars yi di waxee souvent mu nekk grand gosse teg benn studio bi nga xamante ni mu ngi ko tuddee Ghost Record tey moom lañ seet si ci sama studio bi nga xamante ni benn pàcc la ci hip hop generation bi nga xam ne dañuy wàcc mbedd mi comme ni ma leen ko waxee saa su nekk di dugg ci studio yi nga xamante ni ñooy produire artistes yi côté sound dañ koy bàyyi mu nuyoo ba pare après ñu jàll ak ñoom ci li nga xamante ni mooy liggéey bi sama studio présentation grand gosse gannaaw ba nga nuyoo Génération FM tey ji hip hop generation bi ngi fii ci version sama studio maanaam dañuy dox studio yi ku ci nekk wane sa liggéey présenter sa studio ku nekk xam studio bi aussi tamit nu muy doxee ak studio bi fan la nekk présenté ko de manière très générale localisé ko lépp grand gosse ñu ngi lay nuyu di la siyaar. waaw lig maa ngi lay big up li ma leen di wax mooy welcome Génération FM tey nag egg ngeen fii seen kër la këru sound la te képp ku fi egg te nga nekk ci biir sound boo fi eggee egg nga sa kër quoi waaw ñu ngi leen di big up waa staff bi ñu ngi leen di big up ñu fi nekk west bi may jobal mu ngi leen di big up naa ko jox mic bi sax moom tamit mu big up gars yi moom laay jobal fii actuellement bon ñu ngi leen di welcome daal waaw ki ngeen gis nii moom moo dugg présenté wu mooy Goss ñu bëri xamee ko aussi tamit ci grand cadre bi nga xamante ni nekkoon na digital doon benn groupe bi nga xamante ni kenn du ko présenté bokk ci li nga xamante ni ñoom ñoo Black Rasta waaw Black Rasta di moins comme ni mu ko waxee kañu digital Black Rasta di comme ni mu ko waxee parce que ñoom ñoo fekkee démb aussi tamit tey dinañ am occasion aussi tamit mu wax ñu ci li nga xamante ni moo doonoon démb dañuy pousse rek jox West mi nga xamante ni moom lay liggéeyal aussi tamit ci studio bi mu doon fi benn ingénieur ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi à souvent à tout moment West ñu bàyyi la micro bi nga nuyu Casamance nuyu Sénégal nuyu Ziguinchor ñu jublu ci liggéey bi nga xamante ni moo waral ñu ñëw fii muy présenter say studio West Mike baa ngi noonu Hip Hop Generation. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum waa Casamance bon yaa ngi Ghost Record with my man West the Brain Walker bon ñu ngi big up ñëpp nag fii seen side la we are all together jaayef gars yi moom gars yi comme ni ngeen ko xamee tamit doon na ki nga xamante ni duñ ko présenté muy West bu Kamikaze dañuy jàll aussi tamit parce que boo ne studio ne producer di nga ne
tamit artiste waaw am artistes yi nga xamante ni duñu artiste sant quoi studio bi tey jii mën naa ne dajale na ay artistes kaamilu Casamance côté hip hop en général ñu jox mic bi nga xamante ni mooy Maamulaay bu Xelcom Daara kenn du ko présenté Maamulaay dañ lay bàyyi nga joxe mic bi aussi tamit studio bi la fekk nga fi liggéey ak gars yi wax ñu aussi tamit nu liggéey boobu demee maamu mic baa ngi waaw ñu ngi big up di siyaar ñëpp di siyaar képp ki nga xam ne yaa ngi kife émission bi di rafetlu tam seen job Génération FM ni ngeen di def nice na trop studio bi mi ngi nii comme nu leen ko gos waxee welcome la tudd quoi presque booy xool parce que studio bi ñëpp la ñu uuf ñëpp tout le monde bàyyi amul xaj ak seen ñëpp lañ ci boole parce que du suñu studio musique moo ko moom kon lu ñu bokk la waaw lu ñu bokk la mais ñi ngi bigam ñëpp siyaar Casamance Ziguinchor Sénégal ñëpp képp ki nga xam ne daal yaa ngi like hip hop di bëggee hip hop mooy loolu ñu ngi lay big up waaw ba tey Mamadou nañ ñëwaat ak moom ci nu mu gën a yaatoo aussi tamit dañuy bàyyi grand bi Gos nga ñëw ci li nga xamante ni mooy présentation studio bi localisé ko pour ñi nga xamante ni aussi tamit ñi ngi seetaan te xamuñ studio bi fan la nekk ak te xamuñ studio bi ci yan tànk lay doxee tamit quoi ñu bàyyi la nga présenter de manière très générale ci premier point bi studio bi nga xamante ni moom nga teg. waaw studio bi mi ngi Gumel wetu école bi école góorgóorlu normalement am nañ suñu numéro téléphone yi généralement gars yi dañuy oo bon du studio boo xam ne tamit day fonctionner toute la journée quoi waaw tant que amul liggéey tamit gars yi duñ ñëw pour liggéey quoi mënuñu fi nekk tamit just for the pleasure quoi waaw am na ay yitte am na yu nit ñi war lijjanti mais studio baa ngi Gumel képp koo xam ne bëgg nga sound xam nga boo jaaree ci numéro téléphone bi dinañ lañ ko jox avant la fin de l'émission nañu wootee rek waaw dinañ teew ba ci studio bi incha allah quoi waaw aussi bu ñu fa jógee parce que comme ni mu ko waxee studio baa ngi fii ci Gumel mooy en face école Gumel bi nekk ci cat bi maanaam boo mel ni kuy dem ci faro yi école bi fa nekk école góorgóorlu xam nga lañ koy wax école góorgóorlu en face noonu boo fa taxawee rek boo wootee rek gars yi nañ la jël si incha allah bu ñu fa jógee Grand Gosse dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy yow tey jii sa parcours bi nga xamante ni def nga ko ak aussi tamit lan moo la poussé nga teg studio bi gannaaw bu ñu waxee sa parcours ba ni nga tegee studio bi ci côté musique. waaw léegi dëgg naa sa question mais foog naa ni bu ma waree jaar ci parcours bi yëpp tey duñ fi jógee quoi parce que dafa yàgg quoi ñu ngi commencé sound depuis ñu nekk ay boy commencé ci danse après mujjee ci mic bi xam nga yàlla def ci diggante bi ñu commencé laal ci machine bi xam nga affaire bi nekk passion ci ñun xam nga jaar naa nag fu bëree jaar naa Black Rasta def naa fa carrière mais finalement yàlla def groupe bi tas après loolu ma ne bon foog ma jóg ci sam bopp quoi donc j'ai cheminé ma jàng un peu partout fu nekk ma dem xam nga jëm fa tibb jëm fa root def naa Maroc def naa China def naa Dubaï xam nga différents dëkk dem xool différentes cultures différents nit sound bi nan la demee foofu est-ce que ñun lu ñu bëgg ñoom moom lañ bëgg xam nga dem tibb te foog naa ni sam saak fees na bi ma ñëwee quoi foog naa fees na del te su ma ko feesalee tamit du pour keneen pour sama région la quoi waaw tey bu may fight ngir sound bon c'est à cause de la région waaw j'ai commencé la musique dans les années 2000 début année 2000 bon ba tey alhamdulilah quoi ñu dund quoi ñu bëri dem nañu nag waaw mais ñun ñu ngi fii te tant que ñu ngi fii dinañ def li ñu mën pour affaire bi dem ci kanam quoi. waaw loolu du lu ndaw 18 ans de carrière du lu ndaw gars yi comme ni mu ko waxee depuis 2000 ba léegi mu ngi ci game bi struggle ba tey jii nii mu am maanaam ngëm-ngëmu ñibbi si townam gannaaw bi mu demee aventure comme ni ngeen ko déggee nu mu waxee dem na fu nekk parce que musique moo laaj ouverture dafa laaj opening tey jii moom dem na ba China dem na ba Dubaï comme ni ngeen ko déggee Maroc tey jii bi mu dajale loolu noonu yëpp ñëw mu ne il faut mu teg benn studio pour tamit participer li nga xamante ni mooy game hip hop bi mu nekk game musical bi mu nekk maanaam studio bi lépp luy musique tamit mën nañ ko fi def comme ni mu leen ko waxee just tamit dañuy ñëwaat ci West tamit laaj la maanaam yaa grand bi connaissance bi tey jii ñëw fii ba ci job bi ngeen nekk nii
tamit ak job bi noo ko gisee yow fii ci studio bi. Bon sant yàlla bon sama parcours par rapport à la musique bon depuis 2005 laa commencé sound avec le crew Kamikaze. Bon j'ai fait pas mal de studio yu bëri jaar nañ fa xam nga acquérir connaissance bon lu baax la tamit quoi job ak gars yu bëri différentes personnes après xam nga ouverture la lay jox quoi sama connexion ak Goss bon du tey quoi bon depuis Colobane la woon quoi ak ñoom Kabesh tu vois depuis boobu la donc link bi musul dagg bon yàlla def lii tey bon ñu sentir benn affaire travailler ensemble bon pour une bonne cause mooy jobal suñu bro yi comme ay ñoom Batson ñoom Tuubi Rubi c'est pour la Casamance quoi c'est pour tout le monde c'est juste ça. comme ni nga ko waxee ci tuubi nga tëjee damay ñëwaat ci tuubi ba tey parce que Khelcom Daara ci Gambie fii nii si Casamance Sénégal Khelcom Daara gën nañ ko dégg aussi tamit yenn production yu dóob yi mu doon def Khelcom Daara doonoon benn crew bi nga xamante da doon def single mu wër li mel ni single bag bi yaakaar naa ne tey Sénégal amul fenn benn pàcceer bi nga xamante ni boobu la single dugg fa mais dañ gis ni Khelcom Daara mi ngi defaat benn comeback bu graaw parce que man jot naa ay aperçu te jot naa ñaari exclus yi nga xamante ne dawal naa ko sama émission ma gis ne affaire mi ngi dóob tey ji lépp lu gars yi lancoon seen biir mu fa côté talent ak lu mënti doon ma nga fa ba léegi skills technique bi lépp nga fa maamu tey ji ñu gis ni bi ngeen paree comeback lu tax tey ji ngeen choisir aussi tamit ñëw fii nii ci grand bi job ak moom choix boobu lan moo ko waral. waaw en fait dañ ne olof day naan borom montre yu baax yi ñoo bokk heure maam yëg-yëg la comme West nu mu ko waxee léegi nii sensation la loo xam ne la dañ ko sentir ñu yëg ko ñun ñu yëg ko yàlla def nag ñu sombi ko ñu nekk ci ay mbir nag mais wax moo baaxul xëy na li ci kanam rawuli bët amaana loolu maam benn maanaam kobos buñ leen jox la rek waaw mais xuri baa ngi ñëw ndax ci lu ñu ne maam ku ci ne loolu ngay ñaan yàlla tey ñu ngi joob ak ñoom nice sincèrement parler ba pare mu mel ni ñun ñoom moom studio bi non dëxëñu ma ko waaw maam non fii luñ fi dëxëñ bi mais fii luñ fi dëxëñ bu noppee rek mooy loolu mais non dëxëñu ma ko pourtant dëxëñu ma ko cin bee ñoragul rek bu ñor waaw ci lu ñu nekk mais ci lu ñu nekk moom la ñëpp di ñaan mooy tabbi fuuta kawe mooy li ma la mën a wax daal ci lu gën a leer maam li ma la mën a wax maam ñi ngi ci mbir te ñi ngi ñaan yàlla mbir moomu sotti te bu sottee ñëpp dinañ ci jot incha allah bu soobee suñu borom. mais maamu mën nañ xam tamit ndax style yi nga xamante ni par exemple jamono ji moo tendance parce que man xam naa benn flexibilité si yow style yi nga xamante ni moom la booy comme lu ci mel ni trap bi nga xamante ni moom la booy di jouer est-ce que yaakaar nañ ko tey ji ci projet ngeen di jox parce que comme na nga wax ban genre projet la est-ce que yaakaar nañ ci gis Mamou Laye ci genre style yooyu noonu mu varié lu du classique. mais bien sûr bàkkuwuma de ñii maa leen dàq trap du bàkku waxuma la bàkku de maa leen dàq trap te loolu du trap sax dañ dem yëngatu noonu rek mais bu ñu trapee ñëpp xam ni musique moo ne si ñun du trap du beneen genre musical loo indi tey bu ñu ko dégloo am entente bi rek dañ si jouer si yoon lu ñëw war nañ si mun a jouer parce que doonu ñu ay artistes yoo xam ne dañuy kale si benn cadre musique ñun lépp la ñuy defan tout mus naa ko wax si benn émission ku ma invité woon pàccanga sax dama si jouer man je suis free dama free si musique nee na man je suis free moom dafa free ci musique Goss am naa benn tontu bi mu la bëgg a tontu gars yi dañu foog ne trap bi booyee ko moom trap musique la quoi hip hop la quoi te naa la wax de grand yi dañuy trap yu wóor maa ngi fi ay son yoo xam ne bu ma la ko tegalee di nga ne déedéet waaw te du nekk trap boo xam ne mandiga non grand yi du ñu def loolu booy loolu rek la ñuy def maniga mais grand yi maniga wuñu quoi nañu waxante dëgg man j'ai des produits ici que ce soit avec Khelcom Daara que ce soit avec Batson que ce soit avec Palva ay pur trap te doo sentir li nga sentir si yeneen son trap yi quoi waaw parce que xam nga studio bi day rechercher originalité bi donc on cherche les meilleurs artistes mais la porte est ouverte à tout le monde mais studio bi am na droit def sélection wu artiste boo xam ne pour ñii laay job
te ñun Ghost Record loolu la ñu def te tey ñu ngi siy sant yàlla parce que am na respect suñu diggante ba pare xam nga affaire baa ngi jëm kanam projet yaa ngi avancé sound baa ngi gën a avancé rek waaw. waaw man loolu noonu li ma ci yokk lenn la parce que grand bi wax na ko man grand xam nga fa laa njëkk a découvrir trap fii Casamance quoi bay tournel ma caméra bi waaye kii foog mu nuyoo waxtaan ak gars yi tuuti non 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 waa ñëwal grand bi day laaxatu quoi te foog mu teew aja waaw moo gën waaw kii fale mu dugg ca nam gën a teelee def nuyoo parce que bëgguma waxtaan bi benn pàcc raw ko ci ki ngeen di gis nii mooy Betson kenn du ko présenté fii ci Casamance kenn du ko présenté Sénégal waaw jamono ji nag mi ngi woon ci picc mi daa dafa déggoo picc mi trop waaw gannaaw mi ngi woon ci ay tukki yu kii ci kër yu sedd yi fee waaw jës bàyyi ko mu présenté wu aussi comme ni ma ko waxee sànq trap dafa doon li nga xam ne yàgg na ci jouer ay thème nag pas ay trap comme ni ko grand bi waxee un trap de plus mais ay trap yi nga xam ne daf ci doon def ay thème di ko rap ak langue locale am di ko rap ak joolaa muy jàll grand bi dama lay bàyyi nga nuyoo gars yi après def benn présentation. waaw Likam maa ngi lay bëggee équipe bi yëpp Génération FM wax dëgg yàlla saa waa ji moom respect donc comme ni nga ko waxee c'est Batson nekk rappeur nekk fii Ziguinchor bëgg hip hop et puis voilà quoi nekk ci ay pax yu bëre ndax yi fi jëm kanam daal voilà donc je fais partie aussi de casting bu Ghost Records bi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est pas une chose bi nga xam te ne ci sensation bi kese mais c'est aller au-delà même des sensations ki yooyu noonu ñu nekk ay partenaires de combat donc depuis qu'on est gosse ñu ngi ci musique bi et tout donc saa waay aussi ñu wóolu ko ci loxoom parce que du tey bi mu commencé di déjà mélodique et puis nekk quelqu'un qui nga xam te ne il n'est pas dans les sentiers battus saa su ne day jéem a génn carrément essayer quelque chose bi nga xam te ne c'est à son identité et puis ku ko déglu ku ne dina naan mais ça vient d'où lii nii voilà donc recherche boobu ñun aussi ñu nekk ci recherche boobu noonu mu nekk un plaisir nga ñëw liggéey ak ñoom liggéey ak West et puis nga fekkaat fii ñoom in Tuubi Rubi et tout des gens yi nga xamante ni voilà quoi li ngeen sekk ça va au-delà de la musique quoi waaw donc cool quoi. grave naka fee da ko fële l'autre côté quoi parce que gars namoon nañ la tamit quoi baat namoon nañ la trop tamit quoi waaw yow nañ ñëwaat ci yow léegi jës dañuy ñëwaat ci grand bi muy Ghost tamit bëggoon nañ xam maanaam difficulté yi nga xamante ni di ngeen ko jànkonteel ci game bi fii surtout au niveau sud game bi difficulté yi nga xamante ni jànkonteel nga ko ak studio bi aussi tamit mooy ci carrière bi côté studio bi ak lépp de manière très générale bëggoon nañ ko xam tamit quoi. waaw difficulté moom day am dafa di loo xam ne moom si live bi la bokk quoi koo gis muy liggéey dina am ay difficulté mais sant yàlla fii moom dafa di kër boo xam ne bu métier sax dañuy sant yàlla dañuy kontaan parce que nga dund yàlla may la bakken ngay noy chaque jour loolu foog naa du difficulté loolu sant yàlla la quoi mais comme tous les studios dañuy rencontrer ay problèmes parce que am na matos yoo xam ne maa ngi ko fi soxla mais maa ngi xeex pour am ko amaguma ko mais bu mu ko amee mes artistes vont être encore plus à l'aise te man loolu mooy sama objectif il faut que sama artistes yi ñu nekk à l'aise bon pour le moment fii nii bon dañ ko monter vite fait mais Inch'Allah, si dans le futur, le studio va devenir un vrai studio avec tout le matos qu'il faut, avec l'air conditionné pour mes artistes. Parce que dans mon bouga, nous sommes dans de bonnes conditions pour nous faire une prise. Parce que l'ol bokna si lui may gëdd artiste bi moy tax lu koy may punch. Mais artiste bi bu ñëwé déjà parcours am métier bala moy egg ba ci studio bi ñëw fekk fi clientèle wara rang mais déjà li nek ci bopam bi yépp ay sey. Donc, nous, on travaille comme ça. Il y a un artiste qui doit venir, on l'appelle, Mounio. Comment Mounio directement, mom le jobal, quoi. On essaye de le mettre dans de bonnes conditions. Tété ma santé à le studio, sam frère West man koy santé. Parce que dafa am xam-xamam, man ma am sam boss. Ñu fusionné, mu joxé lu am doolé. Waaw. Tay on est de pair, kenn demul sans moromam.
kenn demul sans moromam mais difficulté moom dafa di loo xam ne moom on n'y peut rien dans la vie il y a des difficultés chaque jour tu vas rencontrer il y a les factures ah parfois mu fekk nga am wala doo am xam nga mais on se bat quoi on se bat mais on se bat pour qui kan la ñuy xeexal Casamance la ñuy xeexal xeexaluñu keneen parce que tey xoolal old school yi fi newoon yëpp xoolal sound bi nu mu dee warul dee parce qu'on a de bons artistes et puis le studio xam nga da nga war a jox artiste gëddam kita yow di job sound bi nga ñàkk moom mu am daf la ko war a jaral bu la ko jaralulee rek nga tëj sa buntu studio waaw ndax aujourd'hui c'est un combat on part de rien pour arriver à un point on part de rien du tout mais nous on va arriver waaw nous on y croit ñun gëm nañ ko quoi te day am incha allah. te am incha allah aussi tamit dañuy ñëwaat ci Batson ba tey ñoom ñi nga xamante ne ay piliers lañ fii mënoo wax hip hop doo leen wax just Batson tamit difficulté yi nga xamante ni tamit hip hop bi da koy jànkonteel fii ci quelques mots tamit nga sànni ci sa xalaat ak aussi moment yi nga xamante ne ci lañ toll ni muy nawet bi dañuy gis ni game bi day taxaw sometime ni day taxaw tuuti te aussi tamit lan moo ci sa xalaat yow ci kàddu yu néew ko. waaw difficulté yi mooy saa comme ni mu ko waxee xam nga mag ñi léeg-léeg dañ lay ne lu yomb moom baaxut waaw il faut que mu dëgër début bi ak i demee noonu ci la ñuy xamee vrai yi ak ñi nga xamante ne dañ ñëwoon di lambatu rek quoi waaw léegi suñ ko waree maintenant énumérer difficulté yi mu ngi tàmbale ci li mu wax sànq mooy ñàkkum équipement yi donc am na équipement yi nga xamante ni yooyu noonu gars yi dañ koy bëgg mais duñ ko am mais toujours est-il que tey jii nii monde bi fi mu toll quand même tane na parce que yaa ngi gis ni gars yi ngi am léegi ay enceintes yi nga xamante ne am audio la xam nga ñu ngi amee ay MacBook donc ñu ngi liggéeyee Logic donc ci logiciel yi tu vois Logic tey jii nii moom moo nekk ci kaw tu vois donc yooyu noonu yëpp dañ koy sant yàlla et on dit que voilà quoi suñ ci jàppee et puis gën cee farlu dina gën a dem voilà donc yaa ngi gis ni ki même l'accès à internet aussi ñu ngi koy am donc mu ngi tane suñ ci jógee y a un problème quand même d'organisation et de structuration ci MCG yi fii moom ñun ñëpp quoi daa nekk ba léegi dañu xaw a nekk ci informel bi nit ki la ngay def bu fekkee bëgg nga mu jëriñ la dëggantaan il faut nga formel ci voilà et pour nga formel ci il faut nga am information bi donc mu ngi ñàkk aussi ci nit ñi jóg di uti ji information yi pour gën a mën a formaliser wu gën a professionnaliser wu waaw di nga dégg nag nit ñi ku ci nekk dina la ne professionnel la mais bu jëf jotee di nga gis ni ki professionnel daa nekk dañ leen di compter xam nga donc loolu noonu aussi jafe-jafe la te ñun en tant qu'acteur ñu ngi jéem def lépp pour créer conditions yi opportunités yi am nit ñi gën a mën a former wu mën a formaliser wu gën a xam ni ki ok c'est possible nga def tuuti gagner lu rëy mieux vaut que ngay def lu rëy di gagner tuuti quoi tu vois donc il faut que ñu mën di maximiser lu ñuy def te ñu ngi ci quoi donc on désespère pas bien que waaw mu ngi bëree difficulté ci politique yi aussi politique d'accompagnement culturel yi surtout suñu centre culturel bi da ngay gis ni directeur bi daa nekk il est tout seul donc kii ministère de tutelle bi jàppale ko trop ci accompagner acteurs yi mu ngi noonu tu vois c'est pas facile pour lui et yeneen pouvoir public yi aussi yi nga xamante ni service public yi aussi dañu war a am des politiques yi nga xamante ne dafa culturel ñoom aussi daa nekk c'est inexistant donc à la limite même tu te dis des fois que population bi ci boppam sax gëdd guñ la war a joxuñu la ko ñoom il voit que peut-être da nga nekk ci caaxaan ak i demee noonu alors que quand il y a tout le temps quelque chose de sérieux yow tu fais partie des premières personnes yu nekk au devant de la scène pour casse wala pour liggéey wala pour jotali rek ni ki lii moo xew kon nañ ci bàyyi suñu xel donc voilà mu ngi noonu défi yi bëri na comme nous en sommes conscients ñu ngi aussi di jéem a développer ay stratégie pour mën ko relever quoi parce que aussi voilà on se dit que ça fait partie et que noonu la war a mën a demee c'est ce qui donne un sens à ñun lu ñu nekk di def quoi waaw donc loolu noonu la quoi waaw kaddu yi leeroon nañu grand Batson léegi dañuy ñëwaat ci Wes ba léegi Wes yow tamit ak studio bi nii des fois difficulté yi nga xamante ni di nga ko rencontrer booy liggéey ak gars yi loolu ci kaddu yu néew lu muy doon. bon comme ni ko gars yi waxee bon difficulté du ñàkk quoi si travail
mais bon on gère quoi parce que am na li nga xam ne tamit mënoo ci nekk te doo jànkuwanteel benn difficulté tu vois surtout sound dafa di affaire bi nga xam ne dafa complexe trop tamit quoi mais sant yàlla quoi on gère problème yi moom du ñàkk mais on gère ouais. waaw ba tey rek dañu ñëwaat suñu mbokk artiste bi ñoom moom boo nee studio doon ñàkk tudd tamit quoi muy maamu yow tamit da ngay gis en tant que artiste des fois da ngay gis ci studio yi fii lan mooy li nga xamante ni des fois da ngeen koy soxla te day metti ci pour ngeen am accès ci loolu noonu. en fait yàlla ak bëgg-bëggam non maam doomu aadama ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam tey comme gos nu mu ko waxee tey day am ay accessoires yoo xam ne dañ koy soxla mais yombagunu mais ñi ngi ci tànk pour mu yombuñu ndax tooguñu quoi xaar ko ñi ngi def le maxi pour atteindre objectif yi nga xam ne fa lañ bëgg a jëm waaw sincèrement parler difficulté moom doomu aadama pour man sax daf ko war a di ñaan pour su ko defee ndax du doon neen daal ngeneen lay doon ndax dana yàgg dana métti dana neex waaw nañ ñu ñaanal rek waaw nañ ñu ñaanal. am na benn question sànq boo posé parce que tu avais posé deux questions mu am benn bu ma fàttee mooy le fait que nawet bi ni mu ñëwee nii par rapport ak hip hop bi fii surtout concert yi ak yooyu noonu daa nekk bon kenn du dégg dara quoi et je pense aussi côté son sax newul di amay son yu bëri yu génn quoi ah waaw loolu noonu man dama koy méttee ci condition climatique yi nga xam te ne dafa xaw a particulier Casamance xam nga fi mu toll nii mënoo jël xaalis bu bëri investir ko ci benn événement bi nga xam te ne plein air la après yàlla ji ñëw ne la hey man fi mu toll nii c'est moi qui gère donc après day xaw a métti mais gis naa ni alternative am na ah sunu mbokk yu baax yi Hardcore Side ils ont essayé benn showcase temps yële ne la mais je pense que ça marche bien donc je pense que loolu noonu leçon la et j'ai vu que Soldaru Dia aussi ils les ont emboîté le pas ñu ngi préparer quelque chose pour Bombolon excusez-moi maa ngi def promo mais mooy il faut que ñu jàllale promo yeegi waaw waaw Hardcore Side aussi maa ngi gis ni ñu ngi préparer quelque chose pour le 24 août donc je trouve que oui kii bu baax la donc nit ñi nañ génn si aussi comme ay activités yi nga xam te ne indoors la l'essentiel mooy nga dugg boo xasee dugg foofu noonu doo tooy quoi tu vois et puis amul benn matériel après buy tooy ak i demee noonu donc gars yi nañ ko comprendre noonu xam ni ki gars yi dinañ bëgg a def dara mais wax dëgg yàlla ak nawet bi c'est pas sûr xam nga looloy waral loolu mais comme am nañu alternative showcase yi nañ ci gën a continuer gis naa ni boîte yi ñuy gën a commencer am ouverture boobu noonu parce que justement ak trap bi nga doon wax sànq tendance bi booy yi xam rek voilà ñoom ñëpp ay jet setteurs lañu donc il faut nga dem fekk leen ci boîte yi ak yi demee loolu ngeen bëggee un peu et puis aussi tout le temps nga continuer di leen ñaax ci ay mbir parce que suñu jeunesse la trap bi c'est tendance ak yi demee noonu donc suñu fexee di ci def ay messages yu ndaw rek da ngay gis mu daal di nice quoi xam nga dinañ mën a toucher une cible bi nga xam te ne quoi qu'on dise booy yi ñëpp nañ la ne mag la mais da ngay xam ni kii ils ne sont prisonniers que de l'adolescence quoi et en général ils ne voient pas loin donc dem di leen fekk ci yooyu noonu li ñu bëgg et puis di leen mën a ñaax ci ay mbir yu bëree da ci dee baax quoi ça nous permet aussi de mooy li ma wax sànq donner un sens à ce qu'on fait mu bañ a nekk ci ay baja xam nga let's roll ak i demee noonu quoi waaw jaajëf. waaw il faut tamit ñu am benn salle boo xam ne c'est fait pour les spectacles boo xam ne c'est bien fait amul écho amul dara bien construit dans les normes quoi boo xam ne dina nekk pour la jeunesse fii quoi jeunesse bi daf ko soxla nu lutteurs yi amee seen arena il faut hip hopeurs yi ak ñuy def sound ñu am seen arena tamit quoi te bon bu dee am na ku may dëgg te nga bokk ci government bi nga war a mën a jàppale jeunes yi fii nii pour ñu am seen arena ak sono bi yëpp tout ce qu'il faut orchestre live matériel hip hop et tout ça à l'appui bu ko mënee pour jeunesse su Casamance na ko def quoi waaw ndax ñun bu ñu yàlla mayee doole ñu am ko dinañ ko def incha allah. waaw loolu la tamit parce que cëru nguur moom bu ñu demee ba am doole war ko mën a def ko aussi tamit dama yaakaar ni tey ji seetaan am na fa kon na ko gars yi def jàpp ci parce que gars yi bu ñu amoon moyen dañ koy def aussi tamit dañuy jubluwaat grand ci sunu 4e point muy objectif u studio bi waaw objectif u studio bi juste lan mooy lan nga ci yaakaar comme finalité quoi. En fait objectif u studio bi mooy promouvoir musique
local bi pour mu nekk musique bu internationale parce que suñu artistes yi am nañ potentiel bi donc ñun si loolu la ñuy xeex gën a jàng bagage yi gën a jàng jël ay cours par correspondance ay cours son nga xam ne kenn dootul soxlawaat sax bouger parce que tey gis nga Nigéria lu muy def tubaab bi lan la ko ëppale si musique dara ils font à leur manière ñun tamit on va faire à notre manière pour que suñu sound jógee fii nii si Casamance bu laqatu bi nii def ba mondialement waaw ak suñu artiste su bopp mu nekk produit 100% xam nga de la région quoi du Sénégal venant de la Casamance gis nga comme France il y a le nord et le sud waaw il y a Paname en bas il y a Marseille et xam nga musicalement c'est deux mondes différents quoi ñun tamit on doit pouvoir promouvoir suñu boss pour que notre musique ait un impact international et que nos artistes puissent vivre de leur musique parce que fii personne ne vit de sa musique cachet yi ñu leen di fay c'est juste comment on dit ça Tommy c'est juste les cachets qu'on donne aux artistes c'est juste oui oui voilà une motivation quoi ah c'est un franc symbolique quoi c'est pas voilà c'est un franc symbolique mais c'est pas un cachet waaw c'est pas un cachet parce que la musique c'est un métier et ces acteurs culturels là doivent pouvoir manger leur argent waaw y en a ñoo xam ne xool defuñu leneen lu dul hip hop ils n'ont rien en parallèle am na ñoo xam ne defuñu leneen lu dul sound ils n'ont rien en parallèle ñu yaakaar si loolu pour am nga déplacer leen pour yëkkati benn junni wala bu bëree ba 100,000 du xaalis 100,000 du xaalis par rapport au cachet que ñuy fay artistes yi à l'extérieur ils sont bien payés moi je me rappelle bu may def ay spectacle Chine on me payait $200 du son par son dañ ma doon mais c'est quelque chose quand je jouais 3 sons j'avais quoi $600 man loolu musuma ko fi am waaw waaye jës nag dernier point bi balaa ñuy ñëw gos parce que après nag di nga ubbi bagage yi may ñu ay quelques njaru nopp yi ñu yóbbaale waaw après moom foog ñu am njaru nopp yi maa walaay day laaxatu mais ay bagage am ak bagage su gaay foog ma ñam ci waaw jës bu ñu jógee ci objectif bi point bi dama leen koy boole yow ak Batson muy benn affaire bu ndaw rek ci historique gu rap Casa fii jës tamit studio yi fu ñu dooree jës ngeen baaxee ñu ñun ñi nga xamante ni tey lañ soog a yegg si fekkee wunu démb. waaw le rap Casa c'est à son histoire hein waaw il a eu son histoire et c'est vécu parce que ñun suñu temps xam nga affaire bi dañ ko doon dund ah à chaque fois qu'on allait sur scène c'est comme mbër bu am combat di koy préparer ay at dem pour combattre mais aspect boobu dafa changer léegi il y a des téléphones partout ñëpp ñi ngi snap ñëpp ñi ngi ñun yooyu amuñu ko woon quoi ñun on allait avec nos propres moyens on marchait jusqu'à l'Alliance xam nga on arrivait ay 2 heures de temps wala 3 heures de temps avant le concert sax nekk fa parce que gëmeewuñu sax xool ni dinañ yéeg ñu jouer ñun pour nous c'était tout ñu ko doon dund te musique casamançaise Tommy mi ngi fii dañu am vécu bu graaw depuis ñoom dem si yàlla Opa les premiers hein, MC Carlos c'est les premiers rappeurs qui étaient ici ouais Banors xam nga ñun dañ doon dem concert on était des gosses mais dañ ko doon dund loolu moo tax ñu teel a dugg si game bi sax c'est à cause de ces grands là paix à son âme quoi grand Opa hein, respect for digital hein et beaucoup d'autres Bass mi ngi fii il est en vie sant yàlla na ko yàlla may ay atu waaw mu mën a gis njëriñu ay booyam te ñun loolu moo tax ñu jóg quoi waaw comme ça ni mu ko waxee si on doit faire un peu l'historique du rap de Ziguinchor il faut dire que am na leen li nga xamante ne c'est méconnu des gens mais Ziguinchor ci albumu rap li ko Dakar ëppale bëréew la et je pense pas qu'il y ait une autre région bu gën a bëre ay album rap yu gën ouais Ziguinchor si on doit compter maintenant historiquement mu ngi commencé comme il a dit ay ñoomin MC Carlos en tout cas ceux qui avaient porté maintenant le rap ci visibilité
parce que xam nga rap bi dafa am ñaar am na ñi nga xam te ne ils sont carrément en retrait ci néeg yi ki demee noonu peut-être que les gens l'ont commencé bien avant ñoom MC Carlos ay ñoomin Banors commencé di bëgg a def ay album am visibilité di bokk ci yenn événement yi di feeñ ak i demee noonu mais ñooñu la ñu gën a mën a jàpp comme point de départ et mënuñu dissocier aussi rap bi ak fecc bi parce que vers les années 92 ak i demee noonu il faut dire que ci la commencé we et boobu noonu gars yi fecc bi la woon ñoom grand Opa ñoomin Fafadi sax ak i demee noonu yëpp ci fecc boobu la ñu nekkoon comprendre nga ñu dem ak ñoomin les baroudeurs Ying Yang Posi tu vois donc mu nekk ay grand yi nga xam te ne ñun xam nañ leen fii safara ji tu vois waaw ñoom Kals xam nga ensuite ñu dem Kals ñooñu noonu ñoo dem ba créer digital ak yooyu noonu ak Moulay ñoom grand Moulay ak yi demee noonu xam nga ñu def digital ensuite maintenant ñu am Asukateen ñu am Guy Gi Star ñu am Black African Positive xam nga waaw kuru yi dem noonu xel comme daara ñëw cartel mortel ñëw xam nga kuréel gi ñëw Dog Pound ñëw xam nga Dog Pound moo mujj dem nekk Falkas Black Rasta tu vois xam nga donc mu nekk une chose bi nga xam te ne comme il l'a dit hein c'était bien jamono yooyu noonu you know peace man my papis dama indis damay socco bon galax ndiko pastis sama moom itam tu vois hearty miss ba sama miss moom la miss you know rest in peace ñoom pyroman léegi kii bu mag la politicien bu mag la léegi moom mooy UJTL je pense non du UJTL defe naa APR la de danaa ko gis ci Facebook beeki demee noonu di bandi je vais divaguer mais j'en profite bu fekkee gars yi ñuy xool surtout les boys de Ziguinchor nous sommes de Ziguinchor il y a un groupe qui s'appelle wax sa xalaat ci Ziguinchor et je vois que les jeunes politiciens ñu ngi koy jël léegi di ko bëgg a def un sanctuaire de règlement de compte et de propagande politique ba ci boole des discours yi nga xam te ne c'est anti-ethnique c'est des discours de haine waaw nañu bàyyi loolu ñun rafetlu ñu ko c'est pas joli et c'est pas digne d'un Casacé li ngeen nekk di def nii guys vous pouvez faire de la politique mais surtout def leen ko ci idée et tout cela vous êtes passionné ak i demee noonu mais bu leen ci rax ay affaire de ethnie et tout cela parce que ça vous dépasse s'il vous plaît 2019 léegi mu ñëw après boobu dañu continuer di dund ensemble quoi et on aimerait vraiment ñu nekk dans un endroit pacifique et tout cela donc s'il vous plaît li ngeen di def yëfu satan la bàyyi leen ko rafetul voilà on va continuer donc ci historique bi donc ñu continuer ci loolu noonu gars yi grand yi def loolu ñoom Opa tu vois nekk ay grand yu xeex xam nga pour hip hop bi fii nii mu dem ba ñun ñu ñëw naan dañuy def ay solo xam nga hardcore side bido mat xam nga éboueur tu vois ce sont des crews yi nga xam te ne peut-être comme ay éboueur dégguñu leen mais ñenn ñi ngi nekk ji teewal comme ay Black Esprit ak i demee noonu donc les gars continuer xam nga bu leen bàyyi Allahira Pray xam nga ñoom Esprit Rouge léegi reggae man la you know da nga xam ne àddina fa gudd tànk quoi xam nga mais man li ma ci gis mooy ku ci nekk lu mu mënti def lu ne bul fàttee ni ki hip hop moo la defar hip hop moo tax ba nga gis ni ki yow war nga gën a mën a comprendre lan mooy figure de style hip hop moo tax ba nga gën a maintenir sa copain yi à l'école parce que daa nekk ñu bëri ñi ngay rappal yéen a bokkoon classe donc doo doon bëgg ñu passé ñu bàyyi la ci ginnaaw et tout donc quelque part def ñoo andi leen lu positif ak yi demee noonu am na ci nag tey ñi nga xam te ne ils sont bien placés et tout cela mais dañ lay jaay ñoom léegi ay solkatu costume la ñu sama gars yi réinvestissez dans le hip hop parce qu'il vous a donné quelque chose delloo leen ko xam nga bu dul dara ngeen jël benn booy coaché ko fayal ko ñaari sonam sax yu mu defar quoi xam nga yee ngeen bàyyi jeeg ji ngeen di battre xam nga ba leen doo leen jox booy yee loolu xamoon lu may wax man am benn fenn fu ma bëgg a rejoindre Batson xam nga mooy fu muy wax par rapport ñuy jël xam nga rap bi di koy bëgg a jaxase ak politique bi jël sound bi ak yooyu xam nga faut faire très attention quoi parce que les histoires d'ethnie de religion c'est très délicat c'est un point qu'il a touché boo xam ne c'est très important nit ñi waruñu ko jël à la légère quoi di koy def faux waaw te li ma bëggoon wax tamit dafa am benn question moom la bëgg a poser yow waaw parce que yow dëgg naa MC yëpp a la ragal dañu nangu ñëw teeb ndax yow man dama bëgg xam lan moo tax ah non lu tax gaa yi ragal man non man je suis tout à fait
man je suis tout à fait d'accord avec moi. C'est-à-dire ça permet de procéder à une certaine sélection. C'est-à-dire cette émission bi faut que nga bolé ci ben affaire bi nga xamantene moy vérité xawma heure de vérité xawma moment de vérité parce que tu sais je pense qu'une émission il faut que nous am le débat et la recherche pour la clarté. Mon motax sank ma doon wax naan y a un problème. On a le talent et tout cela, mais les gens ne savent même pas comment communiquer ñom leurs pensées et leurs concepts et leur philosophie. Il se trouve que mom il a une culture par rapport au hip-hop bi nga xamantene mo xamna ni ki amna ay fondements yi nga xamantene yoyu do dañ fo jaar fu ne dinañ la ko laccé té dinañ la néna leer et na leer bobu nonu na nga continuer diko insister légui ki nga xamantene leerul ci bopam il restera à la maison gën ko leeral avant muy dem di porter affaire yi parce que la personne ait honte ici à Ziguinchor entre nous en famille moma gënal mu dem mu génn ba ci biti nan day exporter ñun sunu tour ba paré duñu fa ruslo comprendre nga si c'est difficile ici do demati fenen mu difficile ci yow mais si c'est facile ici parce que ñu né affaire de copinage qui démé nonou ils vont sortir dañuy nek des gens bourrés de talent mais à leur première interview gars ils appellent leen tegee leen fële parce qu'ils n'ont pas pu se défendre et défendre ñom lu ñuy def donc ñun ñoo né dañuy musique que chacun assume ni ki musique ngay def et que musique bu nek dafa am une âme dafa am une vision dafa am un concept dafa am une philosophie si tu n'es pas à même d'expliquer cela en des termes clairs likam koku bënal mako en direct manduma la ci méré té képp ku nek fi bëgg hip hop bi jëm kanam nek hip hop bu set du la mësa méré voilà dégg nga defal loolu waaw juste comme ni ko Barson waxee dafa neex a comprendre yaakaar naa ne jafe wala comprendre parce que juste tamit nit ki doo ñëw di ko tànc ci benn affaire di fa pressé di jël temps te aussi yow mi koy def sa maîtrise ko amul non non booy pressé benn affaire dafay leer ni carrément man sama artiste ñëw na mais am na défiance ci boor bi te sama artiste foog mu xam ni lii nii leerul ci moom mais des fois da nga koy gis y a des artistes yi nga xamante ne di nga ñëw tegal leen benn affaire boo xamante ne moo nekk ci ñoom te défiance la mais duñ ko mën a nangu parce que xamuñu ba léegi parce que ñoom seen biir accepté guñu ni loolu neewu fa kon foog nga accepté ni man lii nekku fi moo tax sometimes ñuy bës te ñu bëri ñuy gis li nga am rek mais sama nijaay gën ko métti waaw just loolu tamit quoi waaw loolu loolu la quoi just dañuy bàyyi gars yi wees mu wax las wóodam maa mu wax après ma joxaat leen micro bi ngeen sànni ci las wóod si ñu dugg si nag ci njaru nopp yi ani jaay gisoon gars war ñu may ay njaru nopp de waaw wees bi waaw happy rek ça fait un plaisir bon de vous accueillir ici franchement waaw waa équipe bi yëpp nice rafetlu nañu affaire bi quoi franchement mi ngi cool les gars job bi mi ngi avancé te yàlla na si yàlla def xewal waaye jaajëf waay góor yes big up ñëpp mais balaa may tëj damay Batson lu mun a wax sànq dafa ma intéressé trop sincèrement parler tey yoon la tey ñun ñu def benn mbir moomu noonu ñu faram fàcceel ko askan bi ba nga xam ne ñoom ku ci toog ñu ne kon diw de lii ya tax mu wax lii diw de lii moo ko naqari moo tax mu jël lii teg ko fii waaw xel day feeñ quoi mais tey science ñu ñëw ñu toog ne Likam yow sa émission bi ban concept la Likam mënuñu wax concept émission am kon jarul muy continuer émission bi na waxtaan ak ñun ñu wax ko mu wax ñu émission bi lan moo tax ak yan objectif la ci am yoon la quoi foog ñu évoluer ci côté mind côté bépp xam nga écriture et tout tamit Batson mi ngi wax lu baax jot neen fi defee atelier de formation sur écriture deuxième édition bi lañ mujj def nii ñu ngi ñaan yàlla tey mu gën a yokkaat ba nga xam ne tey new generation buy ñëw ci ginnaaw lépp li nga xam ne ñoom def nañ ko rek buñ toogee Likam laaj leen ko wala keneen laaj leen ko dinañ ko ne lii ak lii moo tax ñu def lii waaw di big up ñëpp nag émission bi rafetlu nañ ko trop waaw ça moom c'est très très nice big up ñëpp tout le monde képp ku koy kiffé ku ko kiffé ak ku ko kiffé wul big up waaw maamu kàddu yi rafet na wax nga lu am solo parce que hip hop tamit du sound yi moo war a tax mu intégré parce que yàgg nañ def ay sound ba tey mu desee dugg ci gaale yi mais une fois imaginer benn Batson toog wala benn grand gosse toog yor benn mind bi nga xamante ne une fois mu koy développé une fois mu lay wax moom ci li nga xamante daf ko tënk ci 4 minutes parce que sound mën ko def ci 4 minutes mu doon li nga xam da nga koy expliquer ci 2 mois du jeex
c'est comprendre kon kooku xel bi moo war a mën a ñëw mottali loolu man dama lay jox benn exemple bi nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko par exemple da ngay xool ay grand yu mel ni ay kii Morgan Mola tey ji buy wax mu wax mooy gën mu def son pour yow maa paa bi toog sax day xam ne kii intellect bi dafa baax benn malal bu toogee di expliquer da ngay bëgg li mu def parce que li nga def mën na bañ a neex mais am na noo ko expliquer tënk si li nga xamante dina pousser nit ki question de marketing mu dem gëstu loolu noonu buuju ko par force am na ci solo gars yi nañ ci bàyyi xel bu baax gos Mike baa ngi ni Batson ngeen tëj jotaay bi ñu song affaire yi. non jotaay bi moom duñ ko tëj xam naa caméra bi la ñuy tëj ah non caméra non baa ñu tëj caméra bi ah non am na yoo xam ne moom xam nga il faut ma déglu loolu la ko xam nga waaw maa ngi big up ñëpp maa ngi big up benn gaan bu nekk fële si gannaaw waaw dëggu leen ko nag mais xam nga sama frère la waaw bu ma eggee Chine moom moo ma dalal ñun ñoo newoon non bàyyi ko foofu rek bàyyi ko foofu waaw fekkee na sam parcours yëpp wax dëgg yàlla te mu ngi may accompagner di may jàppale ba léegi quoi maa ngi big up bépp MC si biir région cat ba cat hardcore side nu mu tuddati Bidomat sama frère bi à côté West Helcom Dara Palva Young Mo waaw maa ngi big up ñëpp ku ma fàttee nga xam ne fàttee naa la ndax gars yi dañ bëri munoo lim ñëpp sinon da ngay fanaan waaw di leen di remercier waaw di sant yàlla Génération FM ndax tey moom on a un moyen de nous exprimer waaw ñu ngi saluer loolu di leen di big up di leen di remercier xamal ni ñëpp nag fii moom këru ñëpp la waaw képp koo xam ne yaa ngi def sound nga gis sa bopp si sound te nga def ko lu sérieux boo ñëwee la porte elle est ouverte quoi waaw foofu laa koy tëjee après ma balancer leen quelques sons ma jox leen sam bro bi waaw. waaw man maa ngi leen di big up encore di leen vraiment féliciter ci liggéey bi ngeen nekk di def vraiment liggéey bi de façon transversale parce que yemu leen ci émission yi da ngeen yore différentes émissions avec différents concepts et tout justement parce que da ngeen nekk di ratisser large xam ni ki du benn aspect rek moom moo nekk ci pop bi mais y a l'aspect studio ensuite et voilà man vraiment saa su ne damay rafetlu vraiment seen compréhension bi ngeen am et puis sensibilité bi ngeen am par rapport ak aspect yooyu noonu yëpp quoi loolu day démontrer ni ki ouverture d'esprit mi ngi ci mais surtout am ngeen engagement yëf yi jëm kanam quoi waaw donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax bon léegi li ci des mooy damay big up sama gars yi kii lim na mu am ñu mu fàtte ñu mel ni ñoom laas tigi tu vois et puis ñun boy yi aussi duñu leen dee big up trop ah ñu mel ni ñoom Ñaamajo ñu mel ni Blood International xam nga ñu mel ni Black Squad xam nga rakki yeeg yi demee noonu Crazy Fam xam nga Gangsta Under Squad sama bawol yi surtout Mito xam nga waaw et puis bon aussi MC yi nga xamante ni saa yoo leen dajee ñu ñàngal mel ni ñu lokkilo niva kii na xam nga et puis ñoom maa ngi leen di may bi léegi damay maye dafa am benn waay bu doon màggali Touba xam nga waa ji yéeg ci kaar yi xam nga màggal gi moom day bëri ñuy dem donc amul place mu mujj yéeg ci benn njaga njaay booy toog ci kaw xam nga lonko benn nafa nii quoi mais nafa bi mu ngi am 3 millions quoi xam nga adiya sa waa ji xam nga ñu dem ba côté Mbacké yi noonu ak i demee noonu benn ceeli jógee xaw ma fan ñëw rek këf booy nafa bi booy dem quoi xam nga sa waay aju rek ci kaw ne ba tey ilaa Touba rek nekk mais affaire bi yëg na ko quoi waa ji yëg Touba ne cëpp wàcc ku mu dajel ku ne sëñ bi na nga def jàmm nga waaw ceeli yi moom xamoo ba ndaara lañ dal Baay Faal bu dem Touba mënoon na xalaat feneen mënoon na xalaat dem ay Rome ak yooyu noonu dem ay mais Baay Faal bi la ci taamu daal waaye garaawul ba mais grand gos tamit di nga may benn de non lépp moom léegi dama koy jël non grand mayal léegi jàpp si non grand foo nga maye de Batson maye na foo nga maye non right non amul njëriñ non gars yi dañu war a bàyyi di fas seen kanam
fii ñun duñu ennemi wu kenn ñun ñëpp fii lañ juddoo ñun ñëpp fii lañ màggee ñun ñëpp benn lañu xam nga nañ jël âge de guerre gi xool dem fële si faro bi xool ñu gas ko ñu suul ko ñu fàttee ko fa waaw tey moom ñun ñëpp dañu war a nekk benn quoi waaw nañ bàyyi nag rancune bi ak yenn affaire yi jaru ko quoi parce que dafa métti si xool nga dajee ak sa frère nga xool ko comme sa frère muy fas kanamam pour une histoire de hip hop la vie elle est plus chère que le hip hop donc nag il faut que ñu xool côté boobu bu baax quoi gars yi dañu war a bàyyi waaw hard feeling baaxul quoi waaw big up waaw gars yi delloo si waat maay ni ba léegi mais grand bi dafa mel ni instant bi nii instant yi sama njaru nopp yee ci des de waaw sama njaru nopp yee ci des de balaa may tàggo doogay foog njaru nopp yi ñëw wala wes des may ñu volume ñu xool yaa li ngeen di dégg mooy beat yi nga xamante ni gars yi dañ koy réaliser fii ci studio bi lañ koy réaliser beat yi ngeen di dégg nii léegi laajoo ma kii de laajoo ma kuy góor du man de ah mais dañ ci ñëw mooy du jox pare bu ma dañ ci ñëw mi ngi taayit gaay xel comme daara ngay am en l'instant new project ñu xaaraan si waroon leerlu lañuy mbaraan si ndaw ci lit ci digg ndëndëm réer xuraan bi ko waroon a gindi ci lëndëm ci beneen agression si ay radio télévision sur internet télécommunication di leen tette ci ay istilisu mis ak manokin na tax ñu umpal lay coonay waañ ban ak cin na ñu waroon wax ci ak lu sëy jël mindaan yor sa jëkkër ak njaboot gi du ñu yem ci teg lekk ak naan bu dee jigéen yee bëgg a doon ay góor tubaab bee xarale l'islam lay xarale xere ñu xelam école lam ku mu roo kolom mu jàppee ko golom yonentam tiim siraatal mustaqim ay fasu jinnem bay ree rek waree fam ci diinem ak sa fan say fan ci beneen fan ane ihsaan ndeysaan sandi jamra bu xënte ci ay jàkk teg si yare magum jàgg bu ñuy sikkal deru dine doo ci génn what up man Génération FM nga tolluwaay la lu dul yàlla noon la loo fi jàpp mu baay la te loo ci góobe gaa àdduna tolluwaay la lu dul yàlla noon la loo fi jàpp mu baay la te loo ci góobe gaa what up dog man hands up man hands up what up dog man yes hands up what's going down right hands up jóg te bañ a toog game over Ash never give up fucker send play game lie off on some mind ngeen xof real rap like teewal street life like géwal hands up jóg te bañ a toog game over
Ash never give a fuck. Send play game lie off. On some mind get off. Real rap like Tewal Street Life. Get up, send up, locus, don't you dap, tell send up, low dip in you dip on your tit up, mic be your clay disturb, chain new track, get the crack, somebody mic dilla rack, play game dilla rack, tanala ton, nemo jam tune, kai get lyrics jam tune, minko to the ruby, rabo dangay robi, arma alla jabi sa jang feng si alla jabi, bo deme be nelo chi mic be nema kha jango, loy rap di tato ne be der khana jango, I'm a real gangster, niggas check my flow, loy gendi bandi lu, boy check my flow damay teew rek free waaye du ma let ngir ngeen xam ni mic bi du malet boo ñuy xee every day sa xaara pënday bëri sa jàppa lampay takk te du fay leket kese naxuli bay boom it waaye gaari ñuy raya xel comme daara ngi ñëw gaay comeback bi yeah Yeah, you know, Ghost Records. Youngkoy, I'm live in D, man. Boomer tape, you know. Yeah. Ndaje andina waxtaan xamante di soba reetaan wolu bo boy wax dootan janga adina ci ay fan ñoo bokki mbébét du ma ne déedéet boo waxee njitee saagan mënuma fàtte ni amuñu mani bu saakan dañu ndool suñu avenir dafa cool dundugu déggan lañu toll politique tilim folol toll xonkom yolof jolof gen suñu bopp ak suñu xol comme que Europe moo ñu lunette dal yi mu sol lañu xool ey euro ndeke na CFA jënd na añ teg ci ku bëggaloo reere jaayal sa bakkan jënde ko fi tekki loolu amatul léegi laaj ko ñu jaar libi ay ñu ne ma prison asma boys ba des géej lu sexy you know dañ lay jox lu sew rek jox ma leneen dañ joxe lépp man dañ joxe lépp man ay yeah ay jël ko Ghost Redemption Ghost Redemption yeah Ghost Redemption Ghost Redemption yeah Ghost Redemption ay bruh woo hey dëkk bi andina hey boy yeah yeah I am Ghost Redemption yeah dëkk bi bari na saay xale yi ñàkkay roykaay ni ku ne di ñori tolluwaay yeah yow dëkk bi bari na saay xale yi ñàkkay roykaay ni ku ne di ñori tolluwaay hey dëkk bi bari na saay xale yi ñàkkay roykaay ni ku ne di ñori tolluwaay I am Ghost Redemption I am Génération FM I am Likam I'm dope boy Bang waaye Cheikh tey nga dee de oncle tey ngeen dee wala doyagul oncle ko doon tiis boog grave da lay rey séeréer mais grave dama may wes après dama may wes dégg nga ko non Cheikh ñool ci wes jëlal wes gaa gis ko day bañ a rab waaw may ñu saay ba Holland gal seen gis ngeen benn phénomène waxul daaw ci it ngeen gis héroïne néew ma public bi ci ay phénomène xob di ma firnde li dëgg lañu
sax di fenn doo sama clique a leen di wër jàtte di ñëw jarul sori ñoo ngi ci koñi waaray lépp lépp du waar wax koñi yow mënuñu bokk gang mission bi lañ ma sant mënuñu bokk rang nangu leen di may chef ku mu neexul ba nga merci Cristiano man may seen Messi Cristiano njëkkante bi moom du ko aay ci kursiw nañu dakk sa temps ci aay ci kursiw singa tinga ay nigga ci kaw bi ñoo ngi singa li yàgg lépp woon feeñ moom ne fan jarta jeex samp drapeau armel sa bon bi geddu jeex dem sa la xott sa xaftaan fi doo fi seex li nga yàbbi woon bu ñëw du cher xëch daadi jil la kaddu yi ngay dégg misil la karaw gu weex si kin la wax ko tax mu bay la mbir la muusoo mënoo fent kaddu koom yi sa xel ñawul mënoo faj kaddu koom yi ñoo ngi zone de guerre waral fii lépp tàng mën naa la roy te doo ma gis ma ci bas writer ak bëri ñu may ride ana zig cypher 12 mesures 12 balles 12 moo rek un sniper yéen a jàppee rab bi diine ma ñëw taal bi safara moo koy dund ñi na dee pour dem àjjana benn conseil chaque année du la jëlal avocat bàyyi rab bi ngeen di sàggane grand kala l'avocat sa MC def na benn bar nga tàcc waat ni mën na rap mu defaat beneen bar nga si su waat nga xamul gàtt ba nga siiw wala taxee sa salaat te nit te woo ci cypher nga ma woo ma leen di play Nintendo doo ma ni mënoo ñoom sere woo may mënoo kon mi si di jatoo seen biir kee gëno su te ma suuka te su te yàq say jëddamoo ñoom dañuy font rek man first round ka nko bi jawoo ati ken legend si kala bi no le beso legend bi jugu faga le bal fa legend sangari ko jamme ibn kilo ta si legend j'entends des fils de et leur murmure j'ai bien reçu le message mais d'autres sont collés au mur tu tues le temps nous on bosse comme les temps morts ici pas de bras long car tous les bras sont tordus quand je prends le beat c'est pour t'enseigner combien de fois tu m'as dit que tout mon temps t'enseignait représente mon bled comme t'as saisi c'est pour ça maintenant quand je rappe c'est comme ton sosie ici c'est comme la Kaira complète maintenant fils je te dis que je le rappe complète combien de fois tu m'as dit que t'es un blédard regarde mon art comment je manipule dans un bazar no this is the lion day but like it's Simon we killing on a minor hey the legendary ring of high once again you would say but you bright light shine again they can Linga yëg bu neen ñoo ci def mu gilli nit ci gilli moo sokk daaju filli ñoo sant démb ñëw tey toogal yaa ko tey xam nga dañuy gratter bi why you wanna come to crack our system everything is gonna be okay no victim in the revolution trap going for the rap stay back on track improving for a big revolution we moving even if the people hating our feeling nobody to stop us in our dream team one way for life pour présenter mon style, oui j'oscille entre deux styles, il suffit juste un petit peu de zeste de moi pour que je reste zen, donc j'implâche un peu du lest, encore à la ceinture je peux pas c'est le pantalon, je risquerais de faire tomber mon bloc, encore les instrus assaisonnés par Ghost Recall, ok, tu veux nous coller, mais toi t'es qu'un pot de colle, tu veux profiter du buzz, dédicace à Big Up. Yellow bull mo bal bull mo bull no ma gami dem nga dafa dum ne waye do jot ci ñaani sa kaw la jëm ay do wu ñu maslaka nangu na la fat no pitu ku jaxana ma hasal do man da yam na dem ma jinn bu la kinte gis nga xam ne leen ma fepp do ni leere dama ba taawé xëy de Vegas nan ni mu demee sama son do ñuy zappé ni nga dugg ba tek ci dafa taawé gal sa wa fay xat ko da nga nit ku la koy jox wet comme ci jox askli kam mo la koy jor mom mako yor ma ni mo gëna fort winu ina wéwé xala lay dé make some noise nga if you like that yow bil yi di bëgg mom leen go fekk nga di bëgg nga man lay so rap yi bu jël moko hey dafa laaj tiktok fashion tiktok nation motivation new generation tech fashion beg dessin up 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 Hey, big it loud. It's the Ghost Recall. Okay. What? Then don't jam next shit.
den doon jéem nekk si 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 te ñu màgg jekk si hip hop fëgg sunu dënn jëmp gëdd suñu jëmm rilisul bandi la neenga colinu bandi la neenga jow mbedd beenge tijjeti seen beeg jëmp di gondi du ose niveau bekko impose Saturday de show nekk yi ak show de xonet maane am tristesse xolu banlieue bi stress jëmp seen nekkin lay speak one love Kerori speaking one love Kerori speaking jël ko yeah ano sama energy mengoon nag li ma yéeg bu sa jine bëggee Dakar sax dama yéeg duma daanu xel mu sel mekk gën a yéeg artiste du këpp xibaar la bu ñëpp a yéeg ey dafa jot ma xeex ay yee dafa jot ma jóg xeex yow dafa jot ma jóg xeex dafa jox ma jot xeex yow dafa jot ma jóg xeex dafa jot bëgg noppee yep back ci nopp yeah dafa jot ma xoox sama cadeau jàmbat samay cadeau li may bëggee ngay amee xol bu yàlla sakku and bàyyil ma mic bi man yee yow tënd duma MC yu mic and jox ma mic bi ma change ko def ko sanga shit ñun de dañuy freestyle di nga bëgg ba say nopp man sa biir bopp jàppal ni fii Ghost Riders la man dañuy jëlee éléphant di ko dawal shit boy di dawal ay fas ñoom xam nga ni suma dalee sa kaw doon bulldozer man laaj ko ñeneen ñe yes xool ko bu baax jamal boy ba ñu may tuddee dëmm bu ñuul bi you know yeah ay yeah beg be ci nopp ye feesal sa nopp ye gel bi feesal nopp dono bàyyi kenn fépp la ñuy jaar you know Ghost Records jolay ne ñu afro don't forget aussi tamit Cheikh jël ba direct grand bi bëggoon nañ xam tamit lu waral gos bi parce que oncle ba léegi gos bi sa waaye leeral la guñu ko loolu lañ bëggoon a xam waaw foog naa ghost du man su ma ko waxee da ngay xaw foog ne dama dof genre affaire bu demee noonu ghost mooy koy toog chaque fois kii nag moom ma jox titre afro mooy le revenant waaw te boo gisee tamit wax na dëgg quoi parce que je reviens de loin et là je suis carrément revenu quoi dama ñëwaat teewaat tey pour sound bi te pour wonal gars yi jarul ñuy dem feneen pour jot seen sound jarul ñuy sonal seen bopp pour paas di dem feneen maa ngi fii Ghost nag dafa di koo xam ne saa yu ma toogee si machine moom mooy teew saa yu ma toogee si machine Ghost mooy teew man du ma nekkaat sound bi mooy nekk quoi te Ghost mooy suma représentant si sound bi waaw foofu laay waxee quoi xëy na ñu am dëgg-dëgg dinañ xam fi may waxee mais ñu amul dëgg-dëgg dinañ ne waxu dof la mais looloo am quoi. gars yaakaar naa ne leer na ci kaddu parce que jës aussi tamit ni mu ko waxee il revient de loin kon afro boobu da koy jël mu doon tamit suñu làkk ñun tamit fii Casamance tamit quoi waaw muy Ghost Record sama studio la woon muy hip hop generation doon benn version bi nga xamante ni teg nañ ko saa su nekk di wàcce studio yi nga xamante ni ñi ngi fi au niveau local di nekk ci liggéey bu baax parce que boo déggee artiste am na benn liggéey bi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw mooy gars yi nga xamante ne ñoo nekk ci technique bi muy ingénieur son yi Ghost wane na boppam tey wane na studio am jës ne leen gars yi yeneen studio yi ñeneen ak ñeneen nañ ñu xaar yàggatul dara dañuy ñëw peace am out Cheikh Këral damay rab
Wow, Ajabog, Bristol, Ajabog, Bristol. What up, tackle, what up, tech you feeling him? Yes. Okay. Wow. Wow. Okay. Ram the cat news catch, rock box academy catch, flow the colony scotch, def tag business a catch, def that yoko se punch, say flax wala is punch, def on dank face, nyola upper fit, linga def the beast, bangay rap the tip, sing a brain pin, beren entering, rap brain pin, debu antram, impose a key rim, take taxi terram, cause a cream, take the guitar, we be terram, it's the minute terram, paralyze terram. Terem ci metti doo gis waram doo kooram waram noo li jënti la jëm nasrak tontu laajam toj galaaj day toj ko laajam ni soldat ci maajam na ni mus fokk bu ki kos maajam yéena ma tànn yéena ma ngem yéena ma jàmm worldwide jël ko man duñ ko bàyyi fenn kenn du ko téye ñun duñ ko téye duñ ko bàyyi fenn freestyle flow léegi mu daal di ñëw sama mind xam nga ne su ma jëlee micro bi du ma am lu ma mind benn beat bu bees Betson teg ci lu bees xam nga dégg ko diis sa yaram daal di diis dégg naa ne yaa nekk ren town bi di wax lu ne man yaay ren town bi shit yow yaa nekk di ride yow ci town bi yow grand yee nga ñëw jàppale man yàbba day sow sama kon danga koy tipse Cyclone Cyclone oh yes yeah jël ko man amul benn beat amul benn fit amul benn beat man amul benn flow Betson loo ko jox mu jox la blow tuubi ruubi loo ko jox man mu tegal la ko nee na la pacanga boo ko ci ooye mu wuyu la gars yi bay ñu lenn man kii de wuyu la shit dañ koy teg man di gën a dem freestyle flow xam nga dañuy ci dugg génnee teem shit léegi dañ ko jàppale mal sa gen dégg naa ni da ngay trap man jàppal ni may sa trap man est-ce que xam nga li mu doon man mooy piège man jàppale dugal la sama kaaf yow fiir la man wax ko MCs yi saa yu ma dajeeg ñoom mu mel ni MCs yi dañuy lok ay kilo nivaquine MCs yi dégg naa dañuy jottali ay snitch lañu MCs yi man la ñu jaay ko wax leen all the brain sociologue fente seen fils toj phénoménam mool dëpp dikk duy sociologue ci mbind mi toj phénoménam guest Kalashnikov autonome best Kalashnikov game autonome what up dog man rest in peace whoa Generation FM Generation FM jëlal benn last man ñu jox la ko Betson tuubi ruubi jël sama studio def ko benn cypher xaw man may Julio shit man wax ma yow lay Julio ay sama studio la Ghost Records tuubi ruubi Helcom Dara Betson nigga West man ak man Faya Mo ak ñeneen ci ginnaaw big up hip hop Kaza ca kaw ca kanam man Génération FM ca kaw ca kanam man Zig Town ca kaw ca kanam man guys c'est des lourd fii di lourd nga fi fekk o may son bi